mbokki jërë ngeen jëf si ànd bi ngeen ànd ak ci ITV daleen ak jàmm ci bile jotaayu xibaar li ci gën a fës Sénégal am na yeneen fukki nit ak ñett ñu fi am coronavirus juróom yi bitim réew la ñu bàyyeekoo juróom ñett yi dañu leen kaa wàll am na nag kenn ku wér suñu sukkandikoo ci docteur Aloyse Waly Diouf njiital cabinet bu ministre bi ñu dénk wàllu wér gu yaram daañu teewlu ay leeralam ci bile jotaayu xibaar. kilifa yi jël nañu ay dogal yu yees ñeel dem beek dikk bi léegi bus yi genn wàll lu ñu war a def képp la ñuy jël moo xam ci woto yi nga xamante ne nguur gee ko moom wala ñi am seen moomeelu bopp bu dee taxi yi nag wala yeneen xeetu woto yi ñetti place dong la ñu ko yemale daañu ci teewlu xalaatu yu ñu yëngu ci wàllu googe. Touba mi ngi rafetlu tey sàmmonteek dogal yi nga xamante ne njiitu réew mi jël na ko ngir xeex Covid-19 démb moo nekkoon bés bu njëkk ci couvre-feu bi juróom-benn waxtu jotee moo xam boutique la wala yeneen bërëb yi ñuy jaayee dañu tëj ràpp. yaatal bi neskis lay doon. ci téeméer ak ñeent fukk ak ñaar yi nga xamante ne dañu doon saytu seen yaram fukk ak ñett yi dañoo am woppi coronavirus juróom yi nag dañoo bàyyeekoo bitim réew juróom ñett ñi dañu leen kaa wàll suñu sukkandikoo ci docteur Aloyse Waly Diouf mi ñu xamal sax ne am na kenn ku wér ñu teewlu ay leeralam. mercredi 25 mars 2020 bi nga xam ne ministère de la santé moom la jagleel askan wi ci 142 tests yi nga xam ne def nañ ko. fukk ak ñett ñoo ñëw positif ci fukk ak ñett yooyu juróomi cas ay cas importé lañ mooy cas yi nga xam ne nit ñi dañ nekkoon bitim réew ñëw Sénégal ak juróom-ñetti cas yoo xam ne suñu service yi ñu ngi leen doon suivre mooy cas contact yi ñu ngi leen doon suivre donc di leen prélever systématiquement. benn malade bi nga xam ne dañ ko hospitalisé woon fii ci Fann service maladie infectieuse et tropicale contrôlé nañ ko ñaari yoon mu négatif donc déclaré nañu ne kooku wër na dina génn ci waxtu yi ci topp suñu malade yi nga xam ne ñu ngi leen di toppatoo ci Dakar Touba ak Ziguinchor seen wér-gu-yaram mu ngi jëm kanam. ci bésu tey dalee ko 2 mars bi nga xam ne ci la ñu am suñu cas bu njëkk 99 cas déclaré nañ leen positif fii ci Sénégal ci 99 cas yooyu 9 yi wër nañu ba ñibbi seen kër 90 ñoo des léegi ci salle d'hospitalisation yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dolli di ñaax askan wi ñu topp tegtal yi nga xam ne ñoom leen di jox pour aar seen bopp. kilifaay Sénégal jël nañu ay dogal yu yees ñeel dem beek dikk bi léegi nag bus yi genn wàll lu ñu war a yepp képp la ñuy jël bu dee li nga xamante ne ñoo di taxi yi nag ci ñetti place képp la ñu ko yemale ñuy faral di yëngu ci wàllu googee àddu nañu ci mbir mi donte xamle nañu sax ne fas yéene ñoo sàmmonteeg ak yile dogal Oumar Kane Souleymane Diallo. fu ñaari nit waroon toog benn nit kese moo fay toog chauffeuru bis tata yi ñoom naruñu benn yoon dàkkante ak policier yi. respecter règles yi niñ ko waxee loolu rek la ñuy def. li ñu la wax defal loolu 14 nga war a yebal 14 yi bu keneen wàccee nga remplacer def say rotation mu mën nga dox sa dox bañ a jalgati lenn loo xamante ni mooy loolu 16 yi ni mu bari ni benn bu nekk kenn nit moo ci war a toog. ndax nag daanaka li mu leen di yàqal bariwul. non li muy yàq suñu liggéey moom bariwut parce que ñun liggéey la ñu sekk mooy def rotation bi dem ñëw wàcc. weer dee nga tàllal sa loxo ñu fay la ñoom ak état la ñun ak ñoom la. bu fekkee ni chauffeuru bis tata yi ñoom mbir mi du leen yàqal dara chauffeuru taxi bokko yi ñoom règlement bu bees bi arrangé wu leen benn yoon te wàññi na bu baax li ñu daan am. comme wér-gu-yaram moo tax ak lépp tamit métti na daal mais dañ koy jéem a dund quoi. versement moom amatuñ ko versement moom kenn waxatu li waxam dañuy daw rek bu ngoonee loo am. boo génnee si dépasse lu des nga jox borom oto bi su ma nee comprendre baax su ma nee comprendre tamit nga xam ne loolu moo fi sës mais versement moom mën na koo am moom parce que nit ñi génnatuñu dematuñu fenn kon versement moom ñun sóoraale tuñ ko moom.
vraiment c'est très difficile quoi vraiment métti na trop parce que bon koo xam ni da nga naan daw diggante Cham dem Rufisque dem Tëngéej wala Kër Massar wala Guédiawaye bon ngay yeb ay 4 clients wala 6 clients tey bon bu ñëwee na la ñaari clients rek lañ la proposer pour nga yeb ko te nombre de clients yi ci ngay gagné loolu dafay nekk loo xam day difficile trop. Imaginez ñaari clients rek nga jël leen ku nekk fay la benn 1500 wala 1300 nga fay ci APH nar a jënd essence loolu moom dafa métti trop ci taximan yi quoi loolu vraiment c'est dur quoi. mu nekk ay sacrifice yoo xam ni war nañ ko respecter ngir aar seen bopp ak aar client yi même bu fekkee ni ñenn ci ñoom fas yéene nañu jalgati yoon. Oumar Kane ci xeex ba ñuy xeex Covid 19 ñi nga xamante ne ñoo di liggéey service d'hygiène fas yéene wuñ caa des gannaaw ñoom nag la ñu xamle mooy ne daañu gën a am taxawaay bu gën a ràññeeku ci bërëb yi nga xamante ne nit ci dañu fay faral di nekk donte nag lu ni mel dafa laaj ay jumtuwaay yu bare Abdourahmane Ly xëyoon na seeti leen. agent wu service d'hygiène yi pare nañu ngir jëlee fi mbas mi di coronavirus lu ñu ko tax a wax bokk na si li ñu seetlu si buntu direction brigade des services d'hygiène bu Ndakaaru mi nga xamante ni ab robinet la ñu fa taxawal ngir askan wi mën a raxas seen yoxo balaa ñoo dugg ci bërëb bile muy ñi nga xamante ni dañoo war a joxe exemple bu baax bi bu ñu sukkandikoo ci rôle bu am solo bu ñu war a def te ñu koy def jamono ji. fépp fi nga xam ni nemmeeku nañu benn cas même su fekkee ni cas suspect la dina am ay équipe yoo xam ni dañuy dem foofu def ay prélèvement jël ko foofu yóbbu ko ci bërëbu fajukaay équipe boobu di dem dañ leen di accompagner fexe en tout cas que ñooñu di def ay prélèvement ñu bañ a am ay infection ñoom ñu bañ a contaminer service d'hygiène moo leen di aar ci loolu. kër googu yi nga xam ni nit kooku foofu la jógee aussi service d'hygiène da koy décontaminer ba ñi nga xam ni ñoo fa nekk aussi infection bi bañ faa dëkk pour mën a law ci ñeneen ñi. ngir loolu ñu mën koo mëtal fala budd ay moyens faw mu taxaw niki ay jumtukaay ak ñoomit seen muy mbir bu am solo loolu bu màkkaan bu ŋànk wérgu yaramu askan bi bàyyi xel gannaaw bu mu jëlee ay moyens dénk leen ko. suñu mën a def loolu yëpp c'est parce que en fait dañoo defoon plan de riposte de préparation et de riposte ci plan yooyu le ministère sax sukkandiku woon pour en tout cas xayma lu mu war a soxla pour xeex ak doomu jàngoro jooju ci boobu service national de l'hygiène am na ci wàll bu am solo nga xam ni ministère bi mobilisé na ko ba jébbal ko service national de l'hygiène ñun rek ci Dakar war nañoo weesu sax juróom fukki millions. jamono ji nag ñu ngi waajal programme national de désinfection muy mbir boo nga xamante ni jubluwaayam moo di raxas dëkk bi. en fait am nañu beneen stratégie boo xam ni service national de l'hygiène sax mu ngi koy xalaat pour vraiment ñu def opération de grande envergure bi nga xam ni day couvrir en fait territoire bi yëpp à commencer nag maintenant par Dakar. nañu booloo manko nekk benn ngir xeex mbas mi di coronavirus noone la chef brigade d'hygiène bu Ndakaaru jeexalee ay kàddoom muy woote ngir mbas mi jóge fi. Abdourahmane Ly dañuy daal di lagg ba Touba foofee nag xam ngeen ne démb moo nekkoon bés bu njëkk ci couvre-feu bi waaye foofee ca Touba nag nit yaa ngi sàmmonteeg bu baax a baax ak li nga xamante ne moo di dogalu kilifa yi fu juróom benni waxtu jotee lépp luy bërëb bu jaayukaay daal di tëj ràpp gorondaak lu Thierno Faye. état d'urgence ñu toftal ca couvre-feu Touba sàmmonteek joxoñu njiitu réew mi ci capitale du mouridisme askan wi ànd ci dogalub njiitu réew mi. ñun moom mënuñu lu dul tënku ci ordre yi ñu joxe ordre nag moom dañ ko appliqué ordre yu président bi joxe la waaw métti na nag mais dogalu yàlla la quoi mais nag yàlla na fi yàlla wis ndox mu sedd mu jaar fi dem yoonam parce que lu mel ne un restaurant nga xam te ne tey restaurant bu mag la. presque activité yi mi ngi commencé 20h ba 6h du matin nañu liggéey ñu arrêté ko tam neexul quoi franchement. loolee tax yenn gérant restaurant yi defaraat seen i calendrier yi ñuy liggéeyee ngir topp dogal yi léegi. ñun journée bi yëpp lañ doon def ñun daanaka ay 6h du matin lañ doon wàcc ci fajar gi 8h dañ doon ibbiwaat mais instant bi moom kaaru bëccëg bi rek moom mooy ibbi
tey dañuy changer car bi au lieu ñuy ibbi 8 heures dañuy ibbi 10 heures si suba gi wàcc 19 heures. jàngoroy Covid-19 ne xus ci dëkk bi loolee tax ndaw si di sàkku ci askan wi ñu moyendi yenn yi. waa Touba dañ leen a teg kii xam nga parce que toujours li ñuy doxale mooy xam nga affaire yi amu fi am na fi faaw ñu accepté ne dafay am ndaxte réew yi muy dem di fa rey gënuñu leen te ñun Sénégal reyagu fi kenn kon dèjà nañu aar suñu bopp xam nga nangu dogal bi règlement yi nga xam moom lañ fi wax ñu respecté ko aussi parce que kenn nit bu mu la gën a bëgg sa bopp aussi. juróom benni waxtu ci ngoon magasin boutique ba ci restaurant ku ci nekk tëj mu di situation bu ñu tàmmul di gis ci dëkk bu sell biile. Gora Ndack Lo ki nga xamante ne nag moo di Kolda kilifa yi ñoom desuñu gannaaw ci xeex ga ñuy xeex Covid-19 ñu ngay saytu bu baax a baax frontières yi dox suñu diggante ak Guinée Conakry Guinée Bissau ba ci Gambie bokk na nag ci ñi nga xamante ne ñoo nekk ci boobule comité régional amal ay tànki nemmeeku ngir seet rek ndax ñu ngay jëfee bu baax a baax yi leen digal ñu teewlu si Seydou Diatta. dox nemmeeku gox-goxaan yi rawatina peggu frontière yi te kuréel bu ñu taxawal ngir jàmmarloo ak wopp bi di coronavirus amal ko lu ko sabab mooy xayma matuwaay yi ci biir région bi waaye joxe ay tegtal ngir dooleel seen taxawaay. préfet yi sous-préfet bu Bonkonto préfet bu Vélingara ànd ak médecin chef district bu Vélingara ak équipe am yëpp équipe cadre bi ñëw fii ak gouverneur pour que ñu mën a saytu. dispositif mooy tëralin bi nga xam ne tëral nañu ko fii ci frontière wu Sénégal ak Guinée fii ci Kalifour pour mën a en tout cas wéyal lépp luy règle mesure d'hygiène yi nga xam ne moom la ñu daal di soxla ci jamono bi. Kolda nag kaar macha allah ba tey amaguñu kenn ci ñu fi yeewu te feebar bi dab ko donte bari woon na ay ñaaw njort. tey fii ci région bi wax nañ leen que. déjà am na ay prélèvements ñu def ci région bi amaguñu pas cas positif ñu ngi ci 9 prélèvements am na aussi ay familles yu def en quarantaine pour def ay suivi de contact loolu lépp tamit daanaka avec la sensibilisation amuñ ci jafe-jafe te mu ngi am aussi accompagnement bu ci war médecin di si autorités yi ak ñëpp ñu ngi ciy jàpp pour mën a accompagner famille yooyu parce que aussi quarantaine dafa nekk lu metti loolu bu ñu koy defee chaque fois dafa am mesure d'accompagnement yoo xam ne tamit ñu ngi ciy taxaw bu baax a baax. ginnaaw bu njiiti réew mi addu jëmale ci matuwaay ñu jël yëf yi tàmbali naa soppeeku ci frontières yi couple allemand bi bàyyeekoo ci Guinée bokk na ci ñi nga xamante ne dañu leen aaye dugg ci mim réew. My name is Anna. I'm a doctor. Police refuses us to enter because maa ngi tudd Anna ab docteur la waaye ginnaaw bu ñuy yegsee fii police Sénégal daf ñu aaye dugg ci réew mi. woote nañu nag ci suñu ambassade Dakar ñu ngi toog di xaar fu mu nekk nii ci oto bi la ñuy fanaan ci mbedd mi mu nekk lu métti lool ci ñun. beneen diwaan yi nga xamante ne dogal yi ñu jël ni xajamal na seen yëngu-yëngu mooy jaww bi ndaxte dara doxul ci jamono ji rawatina ci wàllu jënd ak jaay. jigéen ñi nga xamante ne dañoo ràññeeku ñu dippee leen femme leader ñoom sóobu nañu ci xeex coronavirus Fatou Kiné Diaw ak ñamu àndal di sàkku itam ci askan wi ku ne daal di si dugal sa loxo Sophia Ba ma falfal. ànd xeex coronavirus loolu moo nekk kàddu bu gën a fës bu Fatou Kiné Diaw doon jottali moom mi di coordinatrice su fédération internationale des femmes leaders mu ngi xamle ni ñoom ak yeneen association ñoo bokk benn gis-gis ngir jëlee fi feebar bi le gis nga fédération boobu dañu toog ni association jigéen ñi dañu bari nañ jéem a am kuréel boo xam ni dañuy dóorandoo benn yoon di waxandoo benn yoon donc FIFEL boobu le secteur privé féminin ñoo ci gën a bari RASEF mu ngi ci la fédération des femmes chefs d'entreprise sénégambienne ñu ngi ci ak groupement féminin yi ensuite société civile ni ñoom tam dañuy bokk. moom mi lee di fàttali yan daje la ñu war a moytu ngir bañ a lawal corona gi le mu xamle ni tamit bëri na ay mbir yu ñu war a soppi ci suñu dundin. dama dugg ci taxi bi dégg ni bàyyi nañ jaayu mburu mi ci bitig bi tere nañ ko mu nekk man lu ma rafetlu mais ministère de la femme aussi war na tere soow yu ñuy wayal di ko jaay ci kiosque yi di tudde ay neex soow ak ay général soow du dara lu dul li ñaan bouillon de culture des microbes loolu ay microbe bu kese la. te góor ñi dañ koy rang xale góor yu guddi xale jigéen dañ koy rang bay bëgg a dee mais loolu ay microbe kese la leen di indil ministère bi war na tere loolu bi mu teree mburu mi jigéen ñi aussi war nañu bàyyi di dem ci marché yi di xollelu ay soble di ko daggat ba pare hors d'œuvre lañ koy def
bu ñuy toggee ba pare suy ko ci noonu amul raxas ak amul dara parce que lu ñu daggal la ba pare war nañ ko bàyyi. waa FIFEL jàpp ni jamono jile ku nekk war a jëf ngir xeex corona gile te ñoom duñu des gannaaw ci jàppale nit ñi ba jàngoro jile benn indil kenn lorange. donc foofu ñu ni fan la ñu war a mën a seete température yi ñu daal ni kon ñu jënd liñ naan thermoflash maanaam li ñuy teg sa jëbi pour nga xool d'abord sa température parce que ñun bi ñu xoolee aéroport lañ ko gis ak ministère de la santé lañ ko gisagum ak président de la république ñun nag yeneen structures yi war nañ ko am notamment fi jigéen yi di xëy di dem ñu ni jigéen ñu ngi xëy di dem ci marché yi ñu ngi ci gare routière yi. coronavirus ak chloroquine coow li mi ngay wéy professeur Moussa Seydi njiital service yi saytu wàllu feebar yi wàlle di ci andi ay leeral ñu teewlu ko. waaleykum man maa ñëw di waxtaan ak yéen ci garab bu ñu wax hydroxychloroquine genre de Nivaquine la boo xam ne léegi xam nañ ne garab bu baax la pour mën a faj maladie am Covid 19 waaye nag xam-xam bi ñu ci am des na yeneen jàngat yu ñu war a def pour ñu wax. te fekk du am benn werante ne garab bu ñu war a jox ñëpp la waaye ñun biñ gisee ne garab bi loram xameewuñ ko loru nit yu bëri ñu ne il faut ñu essayer ko suñu malade yi ba xam ñoom ñëpp ñu nangu jël garab bi commencé nañ jël garab yi te ñu ngi ci am résultat yu baax su fekkee nag dem nañ ba nga xam ne gis nañ ne garab yi aussi kenn amul ci lu mu ci jàmbat ci li mu ko indil ci loo xam ne moom bugg ko su boobaa nañ ci yokk beneen garab bu ñuy wax azithromycine waaye garab boobu du Covid 19 rek lay faj am na ñoo xam ne sax ñoo ko gën a soxla malade Covid 19 ñoo xam ne garab bi daf ko soxla pour seen dund ñu ñàkk ko am danger la pour ñoom kon boog il faut ñu moytu di jël garab gi di ko denc ba nga xam ne ñooñu dootuñu amati garab gi kon loolu daal laa leen doon wax bu leen jël garab bi te bindaluñu leen ko ci ordonnance te bu leen dem pharmacie di def li nga xam ne garab gi dina manqué ci dëkk bi jërë ngeen. nguur gi fas yéenewul seetaan askan wi ci jamono gi nga xamante ne jël na ay dogal mel ni si lu ñu dippee état d'urgence te lu ni mel mën a am ay gàllankoor ci liggéey ñuy ñaan ay góorgóorlu ki ñu xamal li ñu mel nag di ministre bi ñu dénk wàllu économie sociale et solidaire Cheikh Assane Fall Cheikhou Gaye. état d'urgence bi njiitu réew mi décrété warul tax ba koom-koom gi taxaw benn place surtout nag ñi xam ne dañoo war a yeewu saa su ne wuti ji loo xam ne moom la ñuy dundee jëwriñ gu ñu dénk lépp lu jëm ci mbiru économie solidaire ak sociale moo ngi xam la ne ñiiti daan seen doole wala góorgóorlu yi dañu war a xool nu ñuy adapté nu ñuy dundee ngir mën a wéyal seeni soxla te dara du leen ci fekk. waxatuñu nit ñi bu leen liggéey. mais liñ leen wax mooy na ngeen soppi ni ngeen doon liggéeyee ndax léegi yoon li mu wax mooy 20h ba 6h du matin état d'urgence da couvre-feu dafa am. bu fekkee ne yow da nga tàmmoon di jaay sa cere wala sa sunguf ci guddi gi waxtu bi nga ko doon jaay comme couvre-feu bi day commencer 20h yow wàcceel waxtu bi. donc mooy li ñuy wax rek nit ñi foog ñu méngale léegi lañ doon def ak lii waxtu bi laaj. Zahra Iyane Thiam di fàttali ci junni milliards yi nguur gi décaissé juróom fukki milliards dañ ko ciy génnee ngir jàppale nit ñoo xam ne dañ koo soxlo te moom mi le ci ministère am moo ngi liggéey ak fonds d'impulsion bu microfinance ba mu yore foofee ngir xool nan la mën a jàppale képp ku ko soxlo. dimbal bi mën na nekk wàllu koppar booy jël jox ko nit ki mën na nekk aussi wàllu dund wàllu ceeb wàllu diwlin ndax aussi réew mi tàmm na ay programme d'accompagnement social yoo xam ne boo seetee bourse de sécurité familiale yi donc kenn ku nekk ak li mu laaj ak li mu soxla dinañ ko adapté mais dimbal li moom nu mu mën a gën a répondre ci soxla yi rek noonu lay demee. ku nekk jéem a xool nu muy def ba jéem a adapté wu ak situation bu yees bile te tamit ti bañ a fàtte jàppalante lii de mooy xalaatu jëwriñ gu ñu dékk lépp lu jëm ci mbiru économie sociale ak solidaire moom mi di fàttali ne nguur gi du bàyyi kenn mu faatu ci xiif ndax Covid 19 bile. secteur privé bu Sénégal moom mi ngi xaar lu bare ci nguur gi ci jamono gi nga xamante ne lii di coronavirus andi na ay lorange yu bare si seenub liggéey si gis-gisu nag ki nga xamante ne xam-xamam dafa màcc ci wàllu comptabilité di Amadou Samb ñoom ñooñee di nekk ci secteur privé bi ñoom ñu ngi fexe di andi ay pexe yu ñu mën a diisoo ak nguur gi ba seet nees mën a def ba seenub këru liggéeyukaay bañ a soobu ñu del ci teewlu Amadou Samb ci micro Cheikh Assane Fall Cheikhou Gaye. ay proposition yoo xam ne ci wàllu fiscalité ñu ngi koy def yoo xam ne yaakaar nañ ne dina dimbalee entreprise yi bokk na ci may yi ñuy mayee ci fonds de solidarité fonds de riposte et de solidarité force Covid-19 maye yooyu ñuy def ci fonds boobu dañu bugg a ñaan gouvernement bi
mu permettre ko ñu dindi ko suñuy calculer impôt bi ñu war a fay. dañuy ñaan perte yi nga xam ne entreprise yi dinañ ko def ci 2020 ngir feebar bi ñu may leen ñu mun ko déduire ci diir bu amul àpp. organisation travail foog ñu seetaat ko foog ñu seetaat am na ñoo xam ne dinañ dem télétravail am na ñoo xam ne dinañ dem chômage technique loolu yëpp ay mbir la yoo xam ne lu ñuy am na sax ay licenciement économique yoo xam ne du mun a ñàkk loolu yëpp lu ñuy war a seet la nuñ koy encadrer état bi dimbale moom itam pour mu bañ a metti ci liggéeykat yi mu bañ a metti itam ci entreprise yi. coronavirus ak lorange yi mu àndal ni ñu ko tàmbalee ni kii démb dañuy daal di dugg rek ci gox-goxaan yi seet mbir yi na mu fa tëddee dañuy daal di sóobu rek ba Thiès fekk fa Isidore Alexandre Sène. bilangu coronavirus bi fii ci Thiès ni la tëddee région bu Thiès am na lu mu néew fukk ak juróomi cas yoo xam ne ay cas positif la ak ñaari téeméeri cas yoo xam ne ay cas contact la bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi doon jàkkaarloo ak ñii di taskatu xibaar yi ni ki tey ji cas communautaire yi ñu wax léegi mooy cas contact yi daanaka problème la fii ci Thiès problème la ndax xamuñu ana ñan la nit ñooñu lee laaleel ba jamono ji kenn tegu leen gët ñu ngi leen di wër te loolu lee mën naa indi beneen jafe-jafe fi nga xam ne moo di région bu Thiès comme ni ngeen ko xamee ni ki démb lii di couvre-feu amoon na waa Thiès tamit desuñu ci ginnaaw ndax ñi nga xam ne ñoo di waa corps urbain ànd ak commissariat yi nekk ci département bi yëpp ñoom def nañu liggéey bu mucc ayib fii ci biir Thiès rek jàpp nañu 58 oto yoo xam ne ñenn ñi ay oto yu mag la yeneen ñi ay oto yu ndaw ak ñeenti moto Jakarta ak ñaari nit ñoo xam ne dañ leen fekk ci mbedd mi jamono ji nga xam ne ñu ngi def li nga xam ne moo di couvre-feu bi naka noonu fële ca département bu Tivaouane li mu néew fukki nit ñu ngi passé seen i guddi fa nga xam ne moo di commissariat urbain ba tey ji nag tey mooy alarba bi nag ci wàllu transport bi ñii di moto Jakarta yi tamit kenn demul ñu des ndax ëmpalewu leen ne ki nga xam ne moo di jëwrin bi ñu dénk wàllu transport am na directive bu mu joxee ci wàllu woowu concernant moto Jakarta yi waaye fii ci Thiès ñu bëri ci ñoom liggéey nañu tey naam jéem nañoo sax éviter ñi nga xam ne ñoo di takk der yi waaye ñoom takk der yi tamit dañoo taxaw temm ngir def seen liggéey ba mu mat sëkk waral sax ñu arrêté ay moto yu bëree bëri yi nga xam ne ñu ngi ci commissariat yi nekk fii ci Thiès te seen i borom laataa ñu jet seen i moto yooyu faaw rek peut-être ñu fay amende lu ko mooy rek mën nañu ñàkk seen i moto yooyee. Isidore Alexandre Sène ba tey lu soxal coronavirus gannaaw Thiès dañuy dal di dem ba Ndar moom ak Alice Niang moo ñu fa toogal. soxna Oumou Khayri couvre-feu bi nga xamante ni moom la ñu instauré démb fii ci Ndar nag daanaka nit ci ëpp respecté nañ ko gis nañu daal police def na liggéeyam bu baax a baax ci yenn gox yi rek demee nag Langue de Barbarie rawat nag Gendar foofu la ñu gis ni daal nit ñi yéex nañu fatu waaye ba fa takk der yi teewee ñëpp mujj nañu dem dugg ci seen biir kër yi lu jëm nag ci li nga xamante ni moo di situation bi ci biir dëkk bi tey jii gis nañ ni police dañu taxaw tembe ci kaw tali bi chauffeur taxi yi digle yi nga xamante ni moom la ministère du transport joxe ñu imposer leen ñu respecté ko surcharge yi ñu bañ ko rax ci dolli képp kuy conducteur ak ñi nekk ci biir oto yi bu ñu takkul li nga xamante ni moo di masque wala gant dañ leen di wàccee wala ñu teg leen ay daan ci beneen fànn bi li nga xamante ni moo di confinement ñeent fukk ak juróom-ñeenti cas suspect wala cas contact yi ñooñee niñ ko waxee woon mujj nañ leen transféré ci fële nga xamante ni moo di ca hôtel Koumba Bang di topp nag li nga xamante ni moo jëm ci seen wér gi yaram beneen disposition bi nga xamante ni jël nañ ko fii ci dëkk bi moo jëm ci marché bi gouverneur bu région bu Ndar ci région bi yëpp am na arrêté bu ñu taxawal arrêté boobu nag lañ ca tënk daal moo di marché yi dafay tijji ci 7 heures ci suba ba juróomi waxtu ci ngoon kenn dootul am sañ-sañu dugg ci marché yi may nag waa service d'hygiène ak waa mairie ñu mën a raxas mën a désinfecter bërëb yooyu nga xamante ni moo di bërëbu jaayukaay yi ci tënk daal ci situation boobu la ñu mel jamono ci ñuy wax nag askan bi ñu ngi waajal seen bopp ngir nag mën a waajal bu baax a baax li nga xamante ni moo di couvre-feu bi 20 heures jamono ji ñiy jëndi mburu ñu ngi jëndi mburu ñi nduggi aussi ñu ngi ndugg ngir mën a fatu ci seen biir kër yi bu 20 heures jotee soxna Oumou Khayri moom ak Alice Niang jërëjëf mbokk yi fii la ñuy ndax keppe bi la jotaayu xibaar jërë ngeen jëf si teewlu gi si kanam tuuti beneen jotaayu xibaar ci nasaraan lay doon ngeen di ci ànd ak Assane Gueye jaa ngeen jëf